parce que gis seen site bi muy Dakar Net xam ne wër na àdduna di nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi may suivre di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur naar jërëjëf maa ngi leen di nuyu di kontaan bu baax nag ci li ngeen ñu dalal nga nekk Pikine Nord fi politique situation Pikine Nord lañu bëgg ñu ñëw ci tuuti rek ndax balaa ñoo ñëw situation Pikine Nord ak leader bi nga xamante ne moom nga entraîné di jàppale muy def lu am solo ci Pikine Nord. waaw situation politique Pikine Nord moom man defe naa ne bi ma nekkee conseil municipal yàlla dafa dogal maa ngi bokk ci benn parti bu tudd Bés du Ñakk Serigne Mansour Sy Djamil jiite ko président Mansour heure bi dem rek maa ngi moom ñoo nekk ma koy nuyu de passage mu nekk kilifa gu mat nekk ku baax nekk aussi référence ci famille religieuse bu Sénégal vraiment bi ma arrêté ak PDS pour des raisons personnelles ci moom laa njëkk a dal ci politique boobu nag pouvoir mi ngi foon man ma jël option ànd ak sëñ Mansour ndax dama lire manifestam mu doy ma dugg ci c'est pas parce que je suis Tidiane non parce que nekk naa Tidiane mu créé woon parti ca ànduñu mais bi ma arrêté samay activité dans le parti démocratique sénégalais moom laa gis ne vision doy na ma ànd ak moom te ci moom laa njëkk a takkee ndomba tànk muy conseil municipal bii ma nekk tey mu nekk lu ma neex vraiment mu nekk loo xamante ni am nañ ci expérience parce que avant ñu nekk conseil amoon nañu expérience ci municipalité Pikine Nord nekk une commune très riche jamono bi ñu fiy nekk le maire Amadou Diarra nekkoon fi ñu ngi nekkoon ci un budget de 150 millions mu nekkoon commune bu néewoon doole jamono boobu parce que marché Zinc bi ngeen di gis bokkul woon ci commune de Pikine Nord ville de Pikine moo ko moomoon donc recettes yi doon dugg ci commune bi nekkoon recettes yu faible yàlla dogal ñu nekkoon ci ak maire Amadou Diarra liggéey ci ak moom di ci jéemantu mais bi mu ñàkkee commune bi en 2009 ñu ñëwaat yàlla dogal mu daanu le maire Momar Fall ñëw remplacer ko def mandam dem le maire Amadou Diarra ñëwaat bi muy ñëwaat man fekk na man ma quitté PDS nekk Bés du Ñakk donc élection yi passé dañ jàkkaarloo yàlla dogal ñu tegaat ko fi mais remarque bi ngay def naar mooy depuis lors mandat bi jeex na ñu ngi ci suñu 6e année ñu ngi dugg ci 7 ans de mandat mais lan lañ mën a jàpp ci loo xamante ni commune bi am na ko ci réalisation naada je suis vraiment désolé mais commune Pikine Nord bokk na ci commune yi nga xamante ni jàpp naa ni réalisation bu ñu ko doon wax di ko tudd ñun duñu yëkkati suñu loxo mu nekk lu ma metti nag en tant que élu mu nekk loo xam ne aussi warul parce que boo xoolee commune Pikine Nord bokk na ci commune yi gën a riche en termes d'infrastructure soo xoolee marché banque yi gën a rëy di buuxante biir marché Zinc lañ nekk soo xoolee tey station essence yi ñun ñoo ko yore centre commerciaux yu gën a rëy Pikine ëpp fi tur gën a siiw macha allah Pikine Nord la nekk mu nekk commune boo xamante ni musul am inondation commune boo nga xamante ni tey buñ dee wax en terme de réalisation dara mais buñ dee wax en terme de richesse ci humaine ci wàllu nit même ressource même ci wàllu ay doomu aadama yoo xamante ne tey buñ leen joxoon commune bi ñoree ko boo ñëwee Pikine Nord fekk ko fi mais malheureusement vraiment liñ doon xaar gisuñu ko man nag en tant que élu man jàpp naa ne ñun mandat bi ñu joxoon jeex na moo tax may wax toujours ne amatu dama dem ba sentiratuma sax ne man conseiller laa je suis vraiment désolé damay rus sax taxaw naan conseiller laa parce que mandat bi jeex na le président Macky Sall qu'on le veuille ou non carte yi ci loxoom la nekk organiser gul élection yi nag maa la ko wax de mars 2021 non du organiser élection boobu pareegul pour organiser élection processus électoral bi ñuy jaar pour organiser ay élection sax tàmbalee guñ ko parce que révision baa ngi fi audit fichier bi ñuy wax inscription primo votant yi nga xamante ni de 2019 à 2020 mësuñu voté ba élection yu jëm kenn du ci kenn il faut que ñu inscrire ñu dugal leen pour ñu voter malheureusement ba kañ loo xam ne dina jëlaat léegi juróom-benn weer juróom-ñaari weer. loolu est-ce que mooy am avantage yéen du métti ci kujje gi nga xamante ni yéen ñooy. bon jàmmaarloo ak moom métti gi moom mooy tey warul woon te tey boo xoolee tey Pikine Nord landerneau politique bi fi nekk ñi fi nekk ci biir opposition bi kenn amu ci doole pour taxaw faire face président Lamine Gueye bi nga xamante ne tey moom la ñuy jàppale mu nekk sur le terrain il est en train d'abattre un travail extraordinaire mu nekk doomu Pikine Nord nekk xale nekk jeune gëm boppam mais
li mu wax moom mooy je suis venu pour changer la donne loolu nag dafa nekk lu am solo parce que Pikine du ma ni mosuñu am leader mais nit ko taxaw affirmé wu mu jaral ko mu jël ay moyens jël boppam mettre ko à la disposition de la communauté bariwul a gis. kon buñ ko gisee ci Lamine ñun naam nekk nañ suñu parti mais dañu volontaire dañ koy jàppale pour que donne boobu changer pour que suba ñu gis ne Pikine Nord am na beneen xar kanam. ça ne signifie pas que ne nag ñun dañoo tëb rek ñëw di jàppale Lamine déedéet c'est parce que dañoo gëm ne dañoo jàpp ne buñ ko jàppalee dina ko changer. loolu moom moo waral tey ñu gis ne vraiment il est en train d'abattre un travail extraordinaire. ci wàllu éducation mi ngi kiy def ci wàllu santé mi ngi jàppale gars yi ci wàllu foo dem rek gis nga loxoom mi ngi fay dugg kon yal na ko yàlla jàppale. yal na ko yàlla gunge ci loolu ba lépp loo xamante ni mébét na ko mu nekk ambition am suñu borom jàppale ko. ñu jëm ci li nga xamante ne mooy ABS bi nga xamante ni moom nga jiite ñu ñëw dikk ak yow rek ci taarix bi rek nga expliquer ñu tuuti ci wàllu développement bi nga xamante ni moom ngay en train de faire di ci yëngu. waaw jërëjëf Naar. ba ma laajtee ci ABS dinaa ci sawar ABS nag moo ngi nekk association pour le bien-être et la solidarité. yàlla dogal ñu créé ko en 2013 boobaak léegi moo ngi bëgg a def ay at. suñu borom dogal bi ñu ko créé 2013 toog nañu presque ñaari at doog a jot suñu récépissé. mu nekk lu rëy loo xamante ne vraiment lu ñu am mbégte la. parce que ABS contexte bi ñu ko créé la bi ñu koy créé man ak ñoom Marème Mbodj mu ko je salue de passage. dañu toog suñu koñ ñuy waxtaan. moo man ku ma xam-xam ne développement dafa yàgg nekk si man. donc mu nekk temps vacances ma gis ne à chaque fois bu vacances jotee koñ bi dafay bëri ay xale. deuxièmement 2 fois suite yoo nga xamante ni toog nañ si biir koñ bi ñu gis ne. ñaari accident yu métti am na fa te yëpp accident bu ci am rek ci xale yi lay dal ba benn bi ci mujjee am nekk benn xale Pël Fuuta du ma ko fàtte jour boobu noonu xale bi dafa ñàkk bakkanam ci accident boobu mu nekkoon lu ma marqué ñu toogaat une semaine ma ne Marème daal man amatuñ droit ñu toog parce que bu fekkee dañu dund ci environnement bu mel nii te xale yu ci bëri amatuñu espace xale yi amatuñu fu ñu exprimer woo. est-ce que amatu nañ droit toog di seetaan. kon ABS li ko samp dëgg xale yi la parce que sama diggante ak xale yi c'est une longue histoire yàlla moom mu nattoo ma bëgg leen yàlla dogal ci man xale yamalewu ma ko dara damay romb doomu jàmbur ci mbedd mi sax ñu koy dóor wala yaayam di ko corriger sax ma bëgg ci dugg loolu moom mënuma ci dara ci contexte boobu lañ créé ABS. li ma ko njëkk a wax mooy nañu fexe ba vacances bi dootuñu bàyyi xale yi ñuy taxawaalu nii ci laa demee école Baba Gange ma fekk fa directeur bu baax yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit dafa noppalu ma ñëw ni ko man daal directeur dañoo bëggoon àbb école bi waxtaan ak moom ci liñ fi bëgg ni ko dañu bëgg le matin ñu joxe fi ay cours de vacances ak xale yi bu ngoonee ñu créer benn ëttu xale yi parce que gars yi dañuy wax ay camps de vacances. ñi naan ay centre aéré mu nekk ay affaire tubaab. mais comme que man kajoor laa. man dama gis ne ca kajoor gee ñu dëkk soo xoolee xale fi ñu ko daan yare dëgg-dëgg mooy dañ ko daan yar ci biir néeg bi génn ko ci ëtt bi mu doog a dem ci penc. ci penc ma. ma ni kon pourquoi pas ñu contextualiser ëtt biir Dakar su ma nee biir Dakar plus particulièrement plus précisément à Pikine. ñu am idée bi mu nekk lu am solo loo xam ne vraiment boobaak léegi mbégte mi ñu ci am mooy dañu gis ne xale yi toujours bu vacances jotee ñi nga xam ne seen waajur dañoo am alal. dañ leen di jël ñi yóbbu Maroc ñi leen di yóbbu France. ñi leen di yóbbu bitim réew ñii ñuy dem ci yeneen pays limitrophes yi ak seen aisance di am loo xamante ne toujours daf leen di permettre ñu mën a épanouir mais ñun xale bi dëkk. nga xam ni moom mooy dund ci bas peuple bi xale boobu noonu moom lan mooy place am ci loolu ñu ne nag dinañ fexe xale boobu bëgg ne xale bale bëggee bu jëlul avion aussi même bu nàmmee tànkam bu dugg ci biir école bi bala moo del si këram xelam dina dal dina fo dina am bonheur dina xam loo xamante ne ki jël avion xamu ko woon maanaam kële jël na avion mais moom dina am plus bu kële amul parce que ñun li ñuy jël ci xale bi moom mooy dañuy fexe ba xale bi xam
lan moom mooy doomu aadama lan moom mooy valeur nit lan moom mooy ay droit am lan moom mooy ay devoir am parce que xale dafa sensible te boo xoolee naar lu jëm ci xale dañ ko ñàkkal fayda de trop su ma neexee dañ ko ñàkkal fayda mooy tey li gën a métti ci souffrance yi gën a am ci xale yi lay dal boo xoolee ci xale taalibe yi ci mbedd mi ñoom ñoo gën a souffrir soo xoolee même dans la rue même suñu kër yi à chaque fois même liir bi door a judd yaayam dañ ko yóbbu salon xale bi ñu bàyyi ko toute la journée du lekk donc xale yàgg na souffrir alors ci laa que buñ jël suwaatee ci contexte ëttu xale yi ci loolu lañ jëlee xale yi nag indi leen ci biir école bi le matin yàlla dimbali ñu am ay bénévole ay enseignants yoo xamante ni dañ ñuy may ay cours gratuits bu ñu xëyee suba ñuy may ñu ku nekk 1 heure de temps ñii 2 heures de temps vraiment ñu encadré leen li may sant yàlla mooy xale yi ma tàmbale woon ëttu xale yi ñu ci bari am nañ bac ren incha dinañ ci dikkaat bu baax a baax mais yow nga wax ko léegi démarré ko depuis 2013 mais li ma ci gën a marqué mooy ki nga xamante ni mooy Birane Ndour nga pare na ko benn année mu bàyyi léppam ñëw nan nga defee ba propagande ku mel ni Birane te xam li bàyyam defi mu Youssou Ndour indi ko Pikine mu pare na ko bis boobu waaw loolu dina sawar tontu tey rek ñu ngi envoyé message moom yàlla xam na loolu parce que waajuram bu jigéen de nege ni démb la génnoon àdduna daaw bi yaayam génnee àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ñu jokkalante woon ak moom ay message jaale ko parce que Birane aussi yàlla moo dogal suñu diggante ñu xamante ak moom di ci gërëm bu baax Babacar Fall parce que yàlla moo dogal mu dox diggante bi ba Birane recevoir ñu toog bureau mu waxtaan fekk boobu moo nekkoon PDG adjoint bu groupe Futurs Médias mais li ma remarqué ci Birane mooy bi ma ñëwee bureau j'ai trouvé un jeune cadre mais une personne très modeste effacée nit koo xam ne tiitarewul ni Youssou Ndour mooy sama baay te boo ko fekkee ci boîte bi boobu Mamadou Ibra Kane moo nekkoon patron mais da ngay jot bureau Mamadou Ibra Kane da ngay jot bureau Birane doo ki teg Mamadou Ibra Kane mais ma gis cër bi mu joxoon Mamadou Ibra Kane donc ku tiitarewul ni sama baay moom kër gi mu nekkoon lu ma marqué ñu ñëw mu recevoir ñu waxtaan ak moom vraiment mu bëgti trop ne ma man musuma ñëw Pikine ni ma Ali franchement su ma waxee dëgg rek musuma dugg Pikine ni di ñu fa ñëw dara mais kon su ngeen ñëwee wax ma lu mel ni te man éducation nekk lu ma soxal donc damay vraiment engagé wu pour ñëw Pikine mu jox ma kàddoom ni ma dinaa ñëw Pikine te dinaa si jàpp respecte beaucoup et que je salue de passage à travers votre léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy comme ni nga ko waxee nga yëngu ci wàllu développement ba ay say ñoñ yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu développement defal la li ñuy tuddee sargal loolu ñu ñëw ci sargal bi avant ñuy waaw donc naar loolu dafa nekk teraanga bu rëy si man du ma ni def ma jomb bett na ma nag li tax ma ni bett na ma mooy franchement ñi ma ko defal dañ ma jege te xam nga gën a jege gën a yeey ku mel ni Marème Mbodj nekk xale jeune ànd ak man ànd ak nawle Marème lu ma am maa ko gënal initiative bi mu koy jël àndante ko ak aji jabaru ma ngay seet nekk premier adjoint à la ville de Pikine nekk kilifa jiite mbooloo aji nekk femme de développement jiite nekk la présidente du réseau des femmes de ABS àndante ko ak Moustapha Gueye nga xam ne moom moo jiite tey Kogapi international Pikine bokk ci vraiment conseil départemental de la jeunesse nekk sama xarit mais ñu bokk liggéey maak moom ci développement lu yàgg àndante ko tonton Balde Mame Thierno Niang ak Pape Alé Niang ñu bokk ndey ak baay mu nekk Bruxelles xam nga ko bu baax donc àndante ko aussi ak sama jumeau Moustapha wax naa ko léegi Moustapha Gueye ak cër yi ko yàlla may mu nekk quelqu'un boo xam ne développement rek moo ko ñëw àndante ko aussi ak ñu bëri ñoo nga xamante ni tey su ma waxee Xaliya Aïdara xam nga ko mooy professeur la en philosophie jiite benn association bu tudd les Oliviers di liggéey bu am solo ci wàllu xale yi ak structure yoo xamante ni vraiment yàgg naa liggéeyante ak ñoom ci wàllu développement ñoom ñu créé affaire boobu noonu ñëw fekk si ma fii ñëw ni ma ñun daal boobu ba léegi ñu ngi liggéey pendant 15 jours dañ la bëgg a delloo njukkal man leen mais man lu ma def ñu ne ma li nga liggéey ci Pikine li nga jàppale ci ay xale yu amul këyit li nga fexe ba ay femmes am accès au financement li nga xam ne encadré nañ leen ci ay jeunes ba ñu doon encadré ci ëtt xale yi rek ñu am bac
ñun mënatuñ toog di seetaan te delloowuñ na njukkal man leen nag loolu de vraiment bett na ma neex na ma it parce que kenn mënul sargal sa bopp mais su ngeen mu ko defalee defal ngeen ko Pikine yëpp parce que de Pekes à Pikine c'est une longue histoire je suis né à Pekes j'ai grandi à Pekes mais j'ai épousé Pikine parce que Pikine c'est ma ville de cœur la Pekes est ma ville de naissance mais Pikine est ma ville de cœur parce que sama cœur Pikine la dëkk mooy sama xol bi toog ndeysaan mu nekk ku baax bëgg ko quoi bëgg activité man dama mës a bëgg activité naar dama mës a entrepreneur dama mës a gëm aussi ne samay mag ñi ngi Europe benn grand frère rek la ma yàlla dénk muy Cheikh Sadbou maa ngi koy nuyu bu baax parce que tey moo fii sama baay mais def na lu nekk pour ma tukki ma ne ko duma dem man xaw ma nag lan la mais mësuma am option tukki moo tax su ma gisee xale yi di rey seen bopp ci gaal gi di dem damay tiit parce que man je sais pas lan moom ma hypnotiser fii ba ma toog te ba léegi nii gëwuma tukki man dama gëm ni toog fi tekki c'est possible malgré que amuñu alal mais li ñu am moo ñu ëppal alal mooy ñu am nit ñooñu tey ñoo ñuy delloo njukkal Pikine aussi lañ ma koy defalee mon ville de cœur donc c'est à Pikine qu'on est en train de me rendre hommage mu nekk lu ma neex li ma ci gën a neex mooy ñi ko def samay nit lañu mooy ñi ko def dañ ma bëgg mooy ñi ko def xaaruñu ci man dara xaaruñu man awma alal naar awma milliard je ne suis pas un richard daf fi ma nekk nii dama loué je suis un locataire voilà un Sénégalais lambda qui vit tous les affres de la société tous les jours bi jànkoonteel Sénégalais bi nga xam ne day xëy du am dépense Sénégalais bi nga xam ne day xëy am dépense Sénégalais bi nga xam ne fier na ci nekk Sénégalais mais Kayorien bi nga xamante ni fier na dëkk Pekes jóge Pekes ñëw Pikine ànd ak waa Pikine mu nekk loo xamante ne lu am solo la parce que nag lu dagg morom ji lay fekk waaye guddi Kajoor ndax nag sama nday ja jaw fara latte jaw ma jaw xoor fara jaw ma jaw xoor surtout xaar faal boobu surtout mëgay caw boobu noonu muy sama nday ju baax jooju nga xamante ne tey ba mu toggee ba tey jugul man j'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans donc je suis fier de dire que j'ai la sama yaay nday ji gën ci nday yi laa am moo tax biñ ma waxee mën leen Kajoor rek ñu dem fekk fa sama nday def ma lu neex bi ñu demee Kajoor fekk fa sama yaay kontaan mu nekk lu am solo maire bi kontaan ñu ànd dem Taïba Niang nekk histoire ci Kajoor bi lan nga ko waajale muy question bu mujj nga tàgguwaale sargal bi moom naar delloo naa ko waa Pikine waa Pekes ñoo ko moom mais delloo naa ko waa Pikine delloo naa la ko yow parce que yow sama diggante ak yow yàgg na mat na léegi fukki at ak juróom bi may ngénte sama taaw Maguette Ndiaye tey mi ngi def 6e donc yow yàllaa ñu boole kenn du tàgg sa bopp El Hadj mi nga àndal nekk suma frère doomam bi mu jur daf daan ñëw ci ëttu xale yi ma koy encadré kon sargal bi ni ñu koy waaj rek mooy delloo ko waa Pikine tey wax nag ne aussi nañu waaj de ndax Kajoor dinañ ñëw nañu waaj de Jolof dinañ ñëw Ndar dinañ ñëw incha allah ndax nag sama maam Iba Ndiaye Mbaarik mi jur sama baay Alaaji Aruna Ndiaye mi ngi tëdd Caaka Ndiaye sama papa waa Gendar mool la Pekes affectation moo fi indi sama baay en tant que fonctionnaire médecin kon su ma juddoo Kajoor sama cosaan nekk Ndar sama cosaan bi ma meññ di sama maam Njaajaan nekk Jolof du ma mbi fañ ci dëkk bi kon suñ ma defalee lu mel noonu dinaa woo samay mbokk dinaa woo samay xarit dinaa woo samay am di jàmm dinaa woo ñi nga xamante ni seqante naa ak ñoom jamonoonte naa ak ñoom parce que boo gisee sargal bi nekkul Massamba moo ko moom ma dem ba ñëpp ko moom amul couleur amul obédience donc j'appelle tout le monde j'invite tout le monde à venir que mu nekk benn fête mu nekk benn communion xëy na naam def naa lu baax mais am na ñu ma ko defandool am na ñu tax ma mën ko réussir am na ñoo nga xamante ni bi ma koy def ñi ngi ci ginnaaw te pourtant àndante nañ ko ak ma nekk ay góor dañoo gore rek moo tax ñu ma koy defal mais ñoom kenn ku ci nekk mën nga sargal sa bopp tey ñi koy jiite buñ ne Cheikh Mansour Diouf bu Yoff ku ne xam na ko buñ ne dina ñëw ci bis bi loolu dafay rëy ñu nekkat ñu ne Serigne Mansour Sy Djamil dina bokk ci ñiy présider bis bi naar ñu nekkat ñu ne Serigne Moustapha Niang suba ñi ngi jëm Tivaouane ci Serigne Mbaye Sy Abdou incha allahu rabbi kon naar bés baa ngi noonu incha allah yal nañ ci yàlla yóbbu defe naa ni suñu site bii nga xam ne mooy Dakarnet daf koy transmettre en direct kon ku bëgg suivre événement bi
di nga ko suivre ci Dakarnet. parce que nag Dakarnet dafa xew de. site la boo xam ni bokkul ak yeneen sites yi. mën nga làng ak moom mais doo ko dab. déedéet macha allah. parce que sama frère bi ko yore. ay kilifa yu bare ngi ci réew mi. Dakarnet a ngi leen di wane. ñu ngi koy suivre. sur YouTube sur Twitter. sur Messenger. di ko suivre ci bépp plateforme boo xamante ne plateforme bu bees la. kon macha allah avec Dakarnet le 12 du yomb incha allah.